Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, dama lay wax ni sama voix bi melul nii waaye voix bi bu melee nii bis bii moo ko waral loolu moo rey sama baat bii loolu dama leen koy leeral pour wane liggéey bi nga xam ni fan yii yëpp ñu ngi ko doon def. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de la région, Madame l'honorable députée, Monsieur le maire de la commune de Thiénaba, distingués invités. Assalamu alaikum population commune Thiénaba, assalamu alaikum arrondissement Thiénaba. Ñu ngi nuyu le sous-préfet, di nuyu le ministre, di nuyu autorités yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp. Monsieur le ministre, la jeunesse de Thiénaba par ma voix vous félicite tout d'abord. di la wax ni lii nga def nii boo gisee mu mel nii monsieur le ministre, c'est la première fois lii di am Thiénaba ay ndaw organisé ko. damay wax ni ñu ngi sant bu baax nag monsieur le ministre, le sous-préfet de Thiénaba mi nga xam ni dañoo booleeg adjoint cérémonie bii tax mu def CLD ndax jox importance cérémonie bii moo waral mu woote CLD. su ma jugee ci la sous-préfet dañuy sant le maire Talla Diagne bu baax a baax a baax. monsieur le ministre, man mii yor kàddu gi di àddu nii yàlla xam na ni politiquement parlant ànduma ak monsieur le maire ndax dañoo toog ca mairie ba mu ni yow Pape Sagay Diop damay dégg sa tur rek waaye tey laa lay doon di gis waaye olof dañu ku def lu baax ñu wax ko monsieur le maire dañoo accompagner ci journée bii. bu fa loolu jàllee monsieur le ministre, damaa bëgg suñu benn jigéen bu baax bu tudd Yande Diop mi ngi ci kaw tribune bi mu wàcc taxaw nii sama wet. Yande Diop dañoo bëgg nga wàcc ñëw taxaw nii bu ngeen gisee nag lii lépp ñu koy def bis bii dañ cee sonn dañuy bu ñu tolloo fii war nañu jaajëfal ñu jàpp ci bis bi yëpp waaye nag lii lépp buñ ko mënee monsieur Diallo la olof nee na bu lekkee alam na ko gërëmee cooy la jeunesse de Thiénaba monsieur Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm amuñu sa fay waaye nag bu ñu santee monsieur Diallo monsieur le DG de l'ANAMO Maodo Malick Mbaye nag ñu baal xam nga lan dañuy baale dañoo jiital Diallo ci sa kaw waaye boo gisee ñu jiital Diallo ci sa kaw Diallo la ñu dëkkal te Diallo moo ñu may opportunité bii ñu nan ñu ko jéggal waaye ñu ngi sant monsieur le DG de l'ANAMO kaay di wax la jeunesse yàlla maa ngi ñëw ci yow di wax la jeunesse Sénégal avenir du Sénégal jeunesse bi ñoo ko yor avenir du Sénégal ci ñun ndaw ñii ci la reposé wu gars yi dama ni jeunesse du Sénégal le président de la République dafa taxaw jam ñaajo daan ni dégg naa leen gis naa leen ñun Thiénaba nag monsieur le ministre ñu jóg nii loolu nga xam ni président wax na ko ñu gis monsieur le ministre Dame Diop nga def ko yitte di ci xëy di ci gontu ñun Thiénaba ñu ni kenn duñu ci jiitu ndax loolu ñun dañu koo yare ndax dëkk bii nga ñëw 1882 la ko Maam Amary Ndack créé dëkk bii nga ñëw ñetti devise la benn devise la muy àll ba alwa allahu akbar keneen ku ci def leneen dangaa def lu la neex moo tax monsieur le ministre ñun ñu xam loolu ñu ñëw di la accompagner di la tàllal loxo pour ensemble ñu liggéey pour réew mi mën a jëm kanam loolu nag monsieur le ministre ñu ngi lay tàllalaat loxo la jeunesse de Thiénaba di la wax ni boo xoolee ndaw ñii ma wër rek monsieur le ministre war ngaa xam ni jeunesse taggu la ñu am jeunesse bu discipliné li la war a wan ni jeunesse bu discipliné la ñu am lii ku discipliné wul mënoo koo mobiliser jeunesse bu yaruwul mënoo koo mobiliser di ngeen ma may ma bàyyi leen ma tey damay wax maa ngi ñëw damay wax bu baax sax monsieur le ministre ñu ngi sant nag suñu mag ji Yande Diop moom mi nga xam ni mooy chef de cabinet du ministre des Mines Omar Sarr et de la géologie en même temps doon conseiller municipal bu Dakar Plateau su ko neexoon danaan politique gu ma Thiénaba du def dara Thiénaba waaye jigéen ñii ngeen gis moo leen solal ñun jeunesse bi genre gii la ñu soxla ñun genre yi moom la ñu bëgg ñun suñu dëkk bii
dañoo am référence ñun dañoo bëggoon tey dañoo naroon ni suñu taxawee jeunesse su Sénégal gépp nañu roy ci jeunesse su Thiénaba ñun loolu lañ préparé woon wax ko waaye ak li fi xew ñu ngi koy tuub di ko jéggalu ndax man maay le coordinateur di ko naqarlu di ko ñaawlu ah mais daf may wax ne ma lu Thiénaba woote bu ma doon tukki dinaa ko bàyyi ba tere ko parce que buñ ma ñaanalee heure buñ ma ñaanalee ma yokk kon DG waa Thiénaba yi ko. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi auzu billaahi mina sheytaani rajiim ñu sant yàlla bu baax ndax lii yëpp fekke la fekke ñi dee daaw ñi dee démb moom fekke wuñu benn événement bay tàgg biir donc ñu ñaan yàlla mi ñu may ñu fekke nañu tal nañu dañ ñi woon dinañ ko def mbir boo ko loo jàpp ni di nga koy def boo ñëwee am taxawaay bi ba yegg si ca rek war ngaa sant yàlla donc dañuy sant yàlla bu wér monsieur le gouverneur monsieur le préfet monsieur le sous-préfet monsieur le ministre monsieur le maire de la commune de Thiénaba ak mbokk yi nga xamante ni yëpp ñi ngi fi toog ci turbine bi ak ñi ñu jàkkaar loolu ñu ngi leen di nuyu di ñaanal yàlla xalif général bu Thiénaba yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam wax ji moom mën na bañ a gudd ndax normalement bu ñu ko tegoon ci protocole d'état man waruma jël kàddu mais monsieur le ministre bi muy ñëw xam nga fi ngeen dégg yëpp dañ naan forum ak panel la ñuy wax dëkk yi am yëpp forum nit mooy ñëw di politique dajale nit ñi ñu ànd ñoom ña ànd far toog di waxtaan fii nag du forum du panel jotaayu ndaw ñi la donc jotaayu ndaw ñi la te ma bëgg a wax lenn aussi attirer ci attention l'ensemble de la presse journaliste un jour journaliste pour toujours je pense que à partir de 96 maa ngi exercer métier journaliste mais dama wax ni dañu toll ci Sénégal fi nga xamante ni la responsabilité historique de tout le monde est interpellée kii football nawetaan kii jaay kecc maçon bi tailleur bi rawatina ki nga xamante ni da ngay toog fii ci Thiénaba am loo génne nit toog Londres gis ko am nañ fi nag 9 points yiw yi nga xamante ni moom moo am Cheikhul Khadim Serigne Touba man Tijaan laa mais dama koy gëstu dafa am fu mu bind nii quand le mal se généralise il se banalise ñu ne ko Cheikh Khadim ndax lan mu ne ak mbon bu demee ba saaw day mel ni moom rek a am te day dagal liy indi mbon bi saaw nag mooy da ngay teew fenn ñu wax fa ay yiw yu bari nga jël benn ayib tasaare ko boo ko defee li nga def défaut du journalisme dañuy waxtaan nag parce que gis nga tey nekkul mbiru forum ak ñu toog di waxtaan dañu war a toog waxtaan Sénégal la ñuy waxtaane bu doon te ni Sénégal la ñuy waxtaane kon la coordonnatrice de Pastef bi fi toog bu doon te ni coordonnatrice waxtaane wuñu Sénégal ak Thiénaba ki fi teewal parti démocratique sénégalais yi fi toog dañu war a waxtaan ak Sénégal moo tax may lancer un appel l'angle de traitement du journaliste est extrêmement libre et indépendant mais war nañu mën a waxtaan ci xalaat échanger moo tax rek ma koy dolli dans la corbeille de réflexion ma wax ni tey li fi am mooy dine ñi ngi def ci Thiénaba li nga xamante ni Isidore mii taxaw tey wóor na ma ni bu fekkoonte ni am na je le prends parce que c'est mon jeune frère moom laa gën a miin naa ñeneen ñi mais dama c'est un journaliste mais wóor na ma ni il est d'obédience catholique mais wóor na ma ni tey moom fii ci Thiénaba bu fekkoonte ni am na fi lu mu fi mën a tabax ci lu baax dina ñëw dimbale ko waa Thiénaba donc aw ma benn xëy mii ne ni le journaliste bu munti doon li la njëkk a intéressé mooy réew mi dox réew mi jag réew mi nag bu doxee bu jagee da ngay def la mag ma defoon Serigne Abdoul Aziz Dabakh dafa dugg ci néegam ànd ak ay mag bi mu nee tëll dugg gis benn xam naa rek paa bu doy waar la benn góor bu fa nekkoon di rocc ay kopparam pour sàcc ko amul beneen tur moom ñi mu àndal ñu dëpp tëj ne kooka dem na ba faatu xamul ni nit ñi gis nañu loolu
bañ ñu koy nettali fekk na mu saaw te waxuñu ba léegi turu kan la loolu tax may wax ni dañu toll ci un moment crucial adduna bi mi ngi tàkk fu nekk a ngi baax yàlla may ñu ci kattanam ak ci mbaaxam ñu am nit ki nga xamante ni moo jiite gënul kenn ëppalelu kenn ci lenn muy président de la République Macky Sall yàlla bind ko am nu mu ko bindee mu nekk nit ku am yërmande am nit ki nga xamante ni askan wi daf ko ñor gis nga li mu defoon Diamniadio ñun en miniature moom le ministre Dame Diop def tey fii parce que bu doon teni bu doon teni amul fit yu mel nii fu mu am gars yi dañuy dagg mbaam bu fekkoonte ni nekkul ki nga xamante ni gëm na la jeunesse kon du ko jaral li mu ko jaral pour mu ñëw teew donc damay wax nit ñi ni leen nañu rafetal lépp nañu indiwaat lépp nañu jàpp suñu xel ni li ñu war a ñoral mooy tey nan la ñuy def ba mu baax naa ni Birane nit ku gënu koo bëgg Thiénaba tey ki nga xamante ni moo di Abdou Gningue nit gënu koo bëgg Thiénaba monsieur le maire mii nit gënu koo bëgg Thiénaba parce que bi ma ñëwee ma leen di waxal leen prise de parole bii mu fi daf ko bañoon au début bi may wax daf ni ma monsieur le daf ni ma DG xale yi dama leen di dimbali parce que sama njaboot lañu du ma wax ma ni ko nag xale yi il faut ñu jàngal leen lan mooy institution le maire c'est le premier magistrat de la ville c'est que dama bëgg loolu il faut ñu xam loolu mu nekk suñu bopp nga xamante ni maire bi parce que maire bi tey nu mu tuddati Talla Diagne la tudd tey bërki démb tuddoon na communauté rurale bi Abdou Gningue ginnaaw ëllëg am na nu muy tudd ku bëgg nag boo ayee sax ay rafet ta neex fexeel ba képp ku aye nga jàppale ko te dimbali ko leneen li may wax may préciser je ne suis pas en train d'orienter la presse mais dañuy échanger rek di waxtaan chacun est libre de ses actes leneen li may bëgg a wax mooy tey li ñu fi boole monsieur le ministre pour la première fois di nga ma may ma wax ci yow parce que man dafa am lu dal Sénégalais yi du ma dal Sénégal dafa metti ba nga xamante ni booy wax lu baax ci nit da nga naan ay man nit man ay ginaaru kenn nenu maaj ay di ko rafetal man du ma ci fekk nit bu baax je le dis parce que on était un groupe de cadres autour du président Macky Sall yaa ma fekkee mag nga ci man mais ma gis la ci ñaari posture mooy une posture taxawaay bu mat sëkk au côté du président de la République ma gis la dans une posture où vous avez été directeur général de l'ENDIC vous avez abattu un excellent travail parce que xam nga élection ma leen koy wax xam nga élection lu tax mu garab élection day tax nit mën naa gagner ci ay circonstances wala nit perdre ci sa ay circonstances yàlla tax yàlla weddi mu am lu mu demee nga amatoo benn fonction nga dund ko dans la dignité dund ko ci nité dund ko ci ngor dund ko ci fulla dund ko ci fayda dund ko ci jom boo ñëwee ci mbooloo mi nga xamante ni man lañ ñëwoon man la ñuy def parrain man nekkatuma parrain le parrain il s'appelle Dame Diop donc dinaa la seedeel man li ma xam ci yow te nañuy waxante parce que tey du forum rek ay emploi nañuy waxante suñuy mbaax ñu di ko dégg parce que kenn xamul àdduna nan lay demee donc bu ñu amee occasion nañ ko wax monsieur le ministre tout Thiénaba tout le département est fier de votre présence ici li ñuy wax ñëw nga fi ñu la bëggee beneen élément bi nga xamante ni dama koy préciser à l'endroit pour vous dire que ni dañu respecter le choix des jeunes je n'ai invité aucun amul man benn invitation politique bu ma def pour wax leen ni invitation yeeg lépp jàllo mi bi muy wax dama ko ni Koldo jëlal lépp nga bàyyi ko xale yi ñu wooteel seen bopp defal seen bopp ndax bu doon te ni suñu mbiri bopp lañ doon woote kon xëy na heure bii dina demee neneen donc je pense que man ci considération d'ordre général yooyu laa doon wax ni monsieur le ministre maison de l'outil bi nga gis léegi jom ak taxawaay rek ko téye ak tamit gëm fonk mission bi nga xamante ni président de la République daf ñu ko dénk tamu jaar say loxo ñu wax ni que on a un programme dañu bëgg a réhabiliter équiper les 36 maisons de l'outil yi ñu desel bi ñu ko xayma
nekk na à hauteur de 2 milliards 300 millions ñuy ñaan di wax ni que boobu maison de l'outil yooyu bu ci nekk ci benn département nga nekk kon ñu jàpp ni bis bu ñu réhabilité boobu yooyu le pôle emploi bi ñuy wax déjà mën nañ ko accueillir dans les maisons de l'outil et je dis que Thiénaba est prêt à accueillir le pôle emploi dans le département de Thiès. Beneen élément bi may terminer mooy ci wàllu formation yi monsieur le ministre bëgg nañu formation yi comme ni ñu koy def de manière itinérante yóbbu ko ci département bi gën a sori bu ngeen gisee lii am solo mooy dina lii da daan am ci capitale départementale Thiès la daan am ñu jële ñu fa yóbbu ñu Thiès bu ngeen gisee ñu def ko fii mooy ngeen xam ni l'équité territoriale la solidarité nationale moo ñor président de la république moo ñor le ministre Dame Diop ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh